juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias xibaaru ngoon gi li ciy gën a fës wàllu njàng mekk njàngale mi brevet de fin d'études moyennes du BFM nag dinañ ko door ni ki ëllëg fukki fan ak ñett ci weeru juillet doxantu nañu ci yenn ci ay collège yu nekk fii ci Ndakaaru ndongo yi ñu ngi ci révision yu mujj yi kilifa yi ñoom xamle ne lépp yemb na ngir rek yooyu les examens jaar ci anam yi mu war a jaar ten tubaab ci région bu Thiès ña fa dëkkee ñoom daal di amal doxu ñaxtu sàkku ci kilifa yi ñu defaral leen yoon bi nga xamante ne moom moo jëm seen gox ndax ay jafe-jafe dëgg moom la ñuy jànkonteel bu nawet dikkee ñu ne nag li ni mel la ñu fa nemmeeku ci atu 1960 ba léegi du dara loo xamante ne mës nañ koo def foofee ca ten tubaab campagne électorale bi soxal palup député yi ñu ngi ci Oser l'avenir bu maître Aïssata Tall Sall moom nekkoon ca banlieue bu Ndakaaru département bu Pikine ne ci jafe-jafe askan wi la bëgg taxaw ca jamono yooyu coalition gagnante Wattu Sénégal bu maître Abdoulaye Wade ñoom daje seen biir fële ca kër Madické Niang waxtaan lal seen i pexe ngir rek xool naka la ñuy def ba am ndam ci yooyu le jongante di ngeen dégg itam ci biir xibaar yi coalition taxaw Sénégal ak ànd saxal liggéey bu Aïda Diop ñoom it ñu ngi amal seen yëngu-yëngu suñu rubrique nag moi député tey nag dinañ leen xam lekk Dieynaba Laye moom bokk ci liste visa moom nag ni ngeen ko gisee dafa amee laago ndax bëti neexul du gis waaye moom ne day def kéem kàttanam rek ba mën a jëriñ réewam la campagne de moom it tey taxaw ci Barthélémy Diaz moom maire bu Mermoz Sacré-Cœur ay jege ñaaleem wax rek naka la ñuy dundee ak moom rawatina ci jamonoy campagne bi nga xamante ne ñu ngi ci mbokk yi ponk yaa ngook bu ngeen taxirloo tuuti ñu daal di yaatal. di leen nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias di leen dalal jàmm ci xibaaru ngoon gi ni ñu ko junjee doore kook lu soxal wàllu njàng meek njàngale mi BFM dinañ ko amal ni ki ëllëg fukki fan ak ñett ci weeru juillet fépp ci réew mi suñu ay reporter nag doxantu fii ci Sénégal ca collège bu Wakam seetlu gi nag moo di ne ndongo yi ñu ngi ci révision yu mujj yi ne am nañu yaakaar bu baax a baax génn ak ndam ci yooyu lee jongante kilifa yi ñoom lu ñu xamle moo di ne daanaka matuwaay yi war jël nañ ko ngir rek examen yi jaar ci yoon dañ ciy teewlu ab reportage bu Fatou Bintou Konté. révision bi mujj ci li nga xam ne moom moo di BFM di brevet de fin d'études moyennes Bakary Fall ak ay naataangoom jamono ji ku nekk yaa ngi sëgg ci say cahier ngir mën a xoolaat tuuti leçon yi mu nekk seen mujjeelu séance de révision. ñun de ñu ngi koy waaj ñu ngi comme ni ñu fekkee fii ci école bi ñu ngi toog di réviser comme que suba la moom dañuy def dernière révision fàttali ko tuuti rek mais li ñu jàngoon moom mënatuñ ci yokkaat dara. instant yi moom ay xoolaat la rek dañuy def mise au point rek loolu rek moo fi def incha allah mu door ko mu daan. ñoom élèves yi nag suba la ñu fas yéene passé li nga xam ne moom moo di examen bi di BFM ñenn ñi dañoo stressé wante ñeneen ñi jàpp nañu ne fi mu ne nii seen xel dal na. moom lépp jàmm ñu ngi nii toog en pleine confiance di xaar rek bés bi ñëw ñu def ko te romb. stress bi moom moo fi nekk mais la morale est bonne. fiitu bac nag ñoom élèves yi bañ leen ko laajee liñ ci xamle mooy mënta am ndax jàpp nañu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo yor njàng meeg njàngale mi fii ci Sénégal jël nañu seen matuwaay. te boobu suñu xel dal na si ndax yaakaar naa ni ñi jiite jàngum Sénégal bi comme que bac bi am na fuite dinañ def seen kéemtalaay kàttan ba BFM bi du am fuite. ma dina am mais probabilité la mën na am. bés bu amee tamit gëm naa ni dina ma affecté comme dina affecté aussi samay xarit mais je pense pas que dina am. centre d'examen bi nag nga xam ne moo nekk ci Wakam ñoom lépp yemb na fi bu ñu déglu ki nga xam ne moom moo di principalu collège bi li centre la pare nañu numéro nañ table yi lu ñu war a jot yëpp jot nañ ko élèves yi pare nañu di ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam quoi ci maal yi dinañ ko jot ngoon incha allah. Parce que sànq la ma kii inspecteur bi en fait monsieur Sankaré qui est chargé des examens mu dikk ils vont emmener les valises ce soir incha allah. d'accord jaajëfal ko moom Fatou Bintou Konté dem ca ten tubaab ab gox la bu nekk ca région bu Thiès foofee nag askan wa ñoo yëglu xamle jafe-jafe yu tar yi nga xamante ne ñu ngi ciy dund rawatina ci nawet gi nga xamante ne ñu ngi ci ñu ne yoon bi jëm seen dëkk daanaka 1960 ba léegi baaxul ñu bëgg nag léegi kilifa yi taxaw ci ndax ay jafe-jafe képp moom la leen jural dañ ciy teewlu suñu ay correspondant Cheikh Anta Diop say la tiir
dëkk bii di Teen Tubaab daanaka nee nañ mel na ni sax bokkatuñu ci réew mi ndaxte de dugg bi fii de lu jafe la rawatina ci nawet bi ñu nekk oto yi ndànk la ñuy daw ngir mën a teggi pax yi askan wi nee nañ sonn nañu lool ba tax na Teen Tubaab ak fukki dëkk ak ñaar yi nga xamante ñoom ñoo leen wër ñëpp génnoon doon fësal seen naqar nee nañ yoon wi de daanaka moom mooy seen jafe-jafe. ñun dañoo sonn mu tawee ba léegi yéen constaté ngeen ko ci yoon bi nit ñi sax ku sol yére jaar ci télé bi ndox mi da koy yàq donc raison boobu moo war léegi nag pour ñuy egg si dugg si yenn activités yi sax dara amu fi boo leen jaaree coopérative bi seen gerte ñëw na mais dañu am problème transport pour génni seen gerte bi seko Teen Tubaab bi yóbbu ko parce que seko bi mooy milieu central mais jusqu'à présent paysans yi mënuñoo jël ñenn ñi seen gerte à cause yoon bi. ñoom sax nee nañ lii de lu leen ëlëm la ndaxte ay at a ngi nii ñu yegge mbir mi ci kilifa yi waaye daa mel ni benn saafara tontoogu ci ñoom daal li ñuy sàkk mooy ñu defaral leen yoon wi. léegi nag plus de 15 000 âmes ñoo fi ne yeewoo ñu ngi leen di xaar nag. bu ñu gisul promesse réaction bu amul ñun nañ def suñu ñu xam nañ lu ñuy def maître yum surtout mere nañ ko fi torop. waa Teen Tubaab de nee nañ ñu ngi sàkku ci nguur gi ñu taxawu leen ndaxte jafe-jafe tali bi de tax na lu ñu daan yëngu ci wàllu koom lépp wàññeeku. ci biir réew mi la ñuy des rawatina ca bët gànnaar ba producteurs yi ñoom am yaakaar gu baax a baax ci nawet gi nga xamante ni soobu nañ ci waaye xaw am itam tuuti njàkkare ndax taw yi soog a wàcc ñu ne jur na jafe-jafe waaye lu ci mënti am ñu ne bëgg nañu jàppale nguur gi fexe ba autosuffisance en riz nga xamante ne ñu ngi koy yóotu ñu daal di ci yegg si te it ñu ne am nañ ci yaakaar bu baax a baax dañ ciy teewlu Ousseynou Diop Habib Seck. gouverneur bu Ndar ànd ak ñi nga xamante ni ñoo ŋànk lu jëm ci wàllu mbay mi amal nemmeeku dem ci yenn ci tool yi fii la nag dañ fiy bay ceeb ak campagne bi nga xamante ni wéyal nañ ko ak bi ñu jëm nga xamante ni si la ñu war a egg lii di autosuffisance en riz kilifa yi nag am nañ xel mu dal ci li nga xamante ni mooy mëbatu gouvernement bi. ren sant nañ yàlla ñu bari dem nañ campagne plus de 40 000 hectares sant yàlla la rendement yi jàpp nañ ni également baax na. parce que mu ngi tourne autour de 7 tonnes 8 tonnes 8 tonnes 50. campagne bi ñu weesu état bi dugal ci loxoom am ay jéego yoo xamante ni def nañ ko. vallée bi ku fi ñëwoon fukki at ci ginnaaw wala ñaar fukki at ci ginnaaw ak tey soo fi ñëwee tey di nga gis ni li soppeeku bari na balaa ngay xam ni secteur dox na rek nga gis. industriel yu mag yi ñëw parce que bu njëkk béykat yu ndaw yi ñoo fi doon nekk di góorgóorlu di jéem di béy pour dund suñu desee tuuti ñuy jaay. waaye nag ngir egg ci autosuffisance en riz am na yenn ci galgal yoo xamante ni ñoom béykat yi jànkoonteel nañ ko lu ci mel ne picc yi janax yi ak taw bi na mu teelee. parce que commencé na taw teel yaakaar nañ daal bu ñu amee tuuti accalmie rek yaakaar naa mbir mi. beneen bi moo di picc yi vraiment def nañ ci ren effort yu mag. ba am nañ ci vraiment résultat. mais léegi loolu dafa ñu interpellé parce que état bi dafa am également benn kuréel bu tudd DPV je pense que jot na nag bu ñu defee programme bu mel nii muy ay centaines de milliards autosuffisance Sénégal wekku ci DPV nag jot na nag ñu am seeni moyens pour mën a traiter. ñeent fukk ak ñaari junni ci ay hectares nag bay nañ ko ci lu jëm ci wàllu campagne bi ñu génn ci région bu Saint-Louis Matam ak ci département bu Bakel baykat yi nag ak taw bi nga xamante ni teel na lool seeni xel dalu ci tax sax ñuy talal nguur gi seeni loxo ngir ñu mën leen jàppale. fexe ba delloo si xel bi nga xamante ne xelu sénégalais yi ñu jëlee ca Libye delloo si leen fii waaye itam jàppale leen ba ñu mën a am xëy loole di mbébétu président conseil régional jeunesse bu Tamba ci campagne de sensibilisation bu mu door ne war nañu taxaw ci jafe-jafe yooyu le doomu Sénégal ndax jamono ji li ñuy dund metti na lool. Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou suñu ay correspondant ci région bu Tambacounda def nañ ci ab reportage waaye du ñàkk ngeen dégg ko ci xibaar yi ci français lay doon. wàllu politique ak campagne bi ñu soxal palup député yi coalition Oser l'avenir bu Maître Aïssata Tall Sall moom mu nga woon ca département bu Pikine li mu bëgg moo di taxaw ci jafe-jafe askan wi bu yeggee ci assemblée nationale dimbali leen ba lépp loo xamante ne ñu ngi ko fay dund muy lu metti daal mu daal di jeex loolee la xamle moom mi jiite boobule coalition dañ ci ànd ak compte rendu bu di sa Préra ci caméra bi Ababacar Camara. seen génn bu njëkk ci terrain bi Oser l'avenir mu ngi ko jagleel département Pikine cité Lobat Fall Pikine Icotaf Technopole Dagoudane la caravane Maître Aïssata Tall Sall jaar
message u coalition bi mooy assemblée nationale dafa war a am ay type de député yu wute ak yu 12e législature. li méngale député Osez l'Avenir ak yeneen député yi man dama nekk assemblée nationale 5 ans te defe naa man Aïssata Tall du ma yaacaar mais 5 ans munoo fa wax loo xam ne nit ñi dañ koy dégg ndax li assemblée bi nu muy doxe la ñu defee ne nag ñun bu ñu yàlla mayee ñu dugg assemblée dugg fa ak doole loolu yëpp daañ ko soppi incha allah. Premier ministre bii ngeen gis bu ko neexee mu ñëw assemblée balaa ñu préparer ko ay question am jox ko tontu yi mu war a tontu ci question yi mu ñëw di ko fërfëri foofu ci assemblée loolu daañu ko soppi. député Osez l'Avenir député jàmbaar lay doon député Osez l'Avenir député bu xarañ lay doon député Osez l'Avenir député bu intervenir ci assemblée nationale lay doon. ginnaaw département Pikine Osez l'Avenir dina dem ci région yi objectif coalition bi mooy fexe ba am ay député ci élection yi. Disaprera coalition gagnante Wattu Sénégal ak ñi ci bokk ñoom ñu nga woon ca kër Madické Niang ak président ak maître Abdoulaye Wade waxtaan rek ci naka la ñuy def ak seen programme ci campagne bi soxal palub député yi bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Diop Decroix nag waxtaan yooyu yëpp yu yàggul dara dinañ ko yeggee askan wi ndax am na lu rëy loo xamante ne ñu ngi koy waajal moom Mamadou Diop Decroix dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Aïssatou Paye. évidemment saafonte gëj a gise beeg yu mel noonu waaw après nag ñu liggéey comme ni ngeen ko gisee xam naa ne ñëpp kontaan nañu Sénégal ñëpp même ñi dul woteel sax kontaan nañu parce que Sénégalais dafa baax ci xolam gis nañ ne président Wade mi ngi ci forme ànd naak formam nit ñaa ngi ànd ak moom même ñi nu dul woteel nee na alhamdulilah góor gi mi ngi ci jàmmam ak jàmm yaramam c'est très important voilà léegi nag tey waxtaan nañu ci programme bi niñ koy tërale maanaam naka la ñuy likkalee programme boppam ak programme yeneen leader yi loolu lañ doon waxtaane tey am na luñ ci jot a jàpp dinañu daje ci guddi pour maanaam jéem ko càmbar. ci campagne bi ba tey liste visa moom proximité lay def maanaam jege askan wi lool waxtaan ak ñoom xam lii seen jafe-jafe ngir buñ leen falee ñu mën koo saafara loolee la Déthié Diouf mi leen jiite xamle mu ne nag campagne bi fas nañ cee yéene dem ba mu jeex ngir rek bu ñu yeggee ca palup député yi ñoom it ñu mën a teew ci assemblée nationale dañ ci ànd ak Mame Biram Diouf Ibou Cissé. loolu it nit ñi ñu ngi koy rafetlu ndax ñi ngi wax ak ñoom ñu ñuy dégg di ñu laaj ay tontu lal ngeen fas yéene taxawee bu ngeen demee assemblée nationale. waaw ndax ñu gis na ne tey assemblée bi bopp bi moo juutu tànk yi féete kaw kon nag ñooñu daanaka duñ la mën a jox résultat ndax ñoom seen bopp nangu nañu ne bii mooy assemblée bi gën a néew doole kon nag ñu jàpp ne pour wëlbati ko pour culbuter ko li mu laaj dafa bari il faut nga dëggu il faut nga doon ku dogu ndax ñu dañoo woote. coalition Manko Taxawu Sénégal moom it ma nga woon ca département bu Rufisque li mu xamle moo di ne dina def kéem kattanam ba askan wa daal di jotaat ci suuf si nga xamante ne dañ ko nangu ci ñoom ca jamono yooyu waa Benno Bokk Yaakaar ne duñu fa am dara ndax ñoom am nañu yaakaar ne président Macky Sall li mu fiy defagum dal na seen xel ba askan wi fa dëkkee moom la ñuy woteel dañ ciy teewlu Seynou Thiam Bira Diagne. ci Tëngéej lii di coalition Manko Taxawu Sénégal door campagne am nag ak ab rassemblement fële ca Bambilor mu doon occasion kii di seen candidat départemental di docteur Oumar Cissé di ñaawlu nag caax-caaxee yi ñuy caax-caaxee lii di suuf si nga xam ne nii dañ koo jagleel wàllu mbéy ak sàmm. est-ce que xam ngeen ni région de Dakar département Rufisque rek moo fi dese suuf pour mbay moo fi dese suuf pour sàmm moo fi dese suuf pour agriculture. 21 villages ñu ngi may limal 21 villages. lan moo fa nekk foofu gis leen xool leen programme mu immobilier yi cité yu bees yi ni ñuy tawee tool yi nga xam ne ñu ngi disparaître xool leen ni càmm ji commencé faible yoon dafay ñàkk éclairage public ñàkk fa léegi nag mu boole ñokkaat ci loo xam ne xalaatoon nañ ne du ñu dab mooy ñàkkum ndox ak ñàkkum électricité. ca wàllam nag kii di coordonnateur départemental bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci visite de proximité bu mu doon amal fële ca Sangalkam di comparer nag lii di bilan gouvernement am ak lii di bilan gouvernement bi nga xam ne nii moom moo fi jógee. kan moo fi indi woon plan Takkal
Abdoulaye Wade kan moo fi indi woon découpage Abdoulaye Wade kan moo fi indi woon délégation spéciale président Macky Sall mu leen defal goudron bu ñëwee Sangalkam dina fi fekk président Macky Sall mu leen defar stade boo xam ni stade multifonction ni bu ñëwee Sangalkam dina fi fekk président bu leen defal un lycée de 600 millions dina fi fekk président boo xam ni bourse familiale yi def na ko fi. lii di mouvement Y'en a marre nag soobu ci lii di campagne bi fësal nag jàppaleem ak lii di coalition gagnante wattu Sénégal ñii di ñooñal Fadel Barro yi nag xamle ko ci ab conférence de presse buñ doon amal. ca Daara Jolof waa Manko wattu Sénégal ña ngi fa woon seen tête de liste di Ali Saleh Diop moom jàpp na ni 12e législature bi fi jeex daanaka defuñu fi dara moom coordonnateur bu parti bi di réew mi fële ca Linguère li mu xamle moo di ne askan wi dañoo war a tànn daal député yi nga xamante ne ñoom ñoo leen war a teewal ci assemblée nationale ci teewaay bu mucc ayib ñu ànd ceeg moom Ali Saleh Diop dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Modou Mbaye. gis nañ fi nag ay xeex. gis nañ fi ay xuloo gis nañ fi ay Cisselo gis nañ fi ay président groupe parlementaire lu nekk ñu def ko fi ñooñu nag Macky Sall moo leen faloon ñii nekk Benno Bokk Yaakaar tamit moo leen fal ñi ñu faloon dañoo jàppoon na ay cuune lañ jàpp nañ ne ñi fal également ay cuune la ñuy doon rek assemblée nag li tax ñu wote ko mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy wote loi yi loi yi mooy sart yi nga xam ne ñoo nekk ci sartu réew mi ñooñu nag ña koy wote dañoo war a nekk benn ak askan wi nga xam ne moom la ñu war a représenté dem ci ñoom di nangu ci ñoom la nga xam ne ñoom lañ bëgg ba ki nga xam ne tey di nguur moom la yàlla dogal mu am décision bu nu tasee ca bërëb ba nekk assemblée lay nguur di indi bu méngoowut ak. yegsi nañu ci suñu rubrique moi député tey nag ñu leen di xamleek Dieynaba Laye bokk ci liste visa moom nag bëti neexul du gis waaye nag jàpp ne laago googu du tax rek mu toog ba nga koy yoxoom lu mu bëgg mooy jóg xeexal réewam fexe itam ba teew ci assemblée nationale ngir mën faa yeggee jafe-jafe askan wi ki ñu gën a xamleek moom di Mame Biram Diouf. man maa ngi tudd Dieynaba Laye dëkk Thiès. maa ngi liggéey hôpital régional ci service su kinésithérapie bi ñu investir ma ci liste visa bi ma occupé 4e position au niveau national. Dieynaba Laye doon nag jigéen ju njëkk fii ci biir Sénégal nga xam ni duy gis waaye am lii di bagam bag googee sax mu am ko ci atum 1997. INEFJA fa laa defee CI ba CM2 après dem système intégré ci CM Mamadou Diaw foofu laa defee ba 3e am sama BFM. ma dem lycée Malick Sy nekkoon fac droit après ma daal di amaat beneen préinscription pour dem école supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis foofu laa génn nii comme technicienne supérieure en kinésithérapie actuellement man maay majoru service ba. ñàkk gis gi nga xam ne nag moom lay dundee dab ko ci ba mu amee juróom-benn at. sama situation handicap moom dafa bizarre gaaw tëdd nelaw yeewu ñu ni ma jógal jàngi ma ne gisatuma. moom soxna sax di xamle ni loolee day yokk rek cawarteem ak it gëmam ci lépp lu muy sumb. moo tax tey jii biñ ma investir ma kontaan ci lool. farlu ci li muy def Dieynaba Laye bëgg na nag assemblée gi di ñëw teg tànk gam fay amal doon luy amal njëriñ askan wi bëgg sax aar lépp loo xam ne nag lu handicapé yi yayoo la. toog assemblée nationale mën a défendre peuple bi rawatina way laago yi comme ni ñu koy waxee ci olof. doon liggéey gu am solo waaye it liggéey gu nar a metti foofee ci assemblée muy xamle ni lu muy gérer lay doon. liggéey bi day doon assemblée waaye liggéey bi day nekkaat ci suuf ndax duma dem assemblée rek toog comme bëgg naa am ñu ma défendre ñooñu toujours damay boole seeni xalaat ak samay xalaat ñu boole yëpp yóbbu assemblée nationale. fukki at ak ñett moom Dieynaba nekk ci néegu sëy am ñaari doom am yaakaar ni assemblée gi di ñëw kat dina bokk ci député ya fay ne.
Mame Birame Diouf beneen rubrique di la campagne de tey nag ñu taxaw ci maire bu Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Diaz ñu ko jege xamle ne moom Barthélémy Diaz am nañu yaakaar ne bu ñu ko tabaatee mu dem ca pencum ndeyu réew ma dina fa yeggee seen i jafe-jafe ba dina daal am coppite ci seen i dundin jàpp nañu itam ne ku neex dëkkal la moom Alassane Ba ak Diafara Ba ñoo si def ab reportage. mairie bu commune bu Mermoz Sacré-Cœur bâtiment bi nag nekk fii ci rue 46 ci quartier Sicap Baobab mairie bi nag ki ko jiite moo di Barthélémy Diaz ñu investir ko nag ci coalition Manko Taxawu Sénégal ñenn ci ay ñi muy liggéeyandool lañu fii ci mairie bi jàpp nañ ne ku xarañ la ci wàllu politique. Barthélémy Diaz me rappelle Boubacar Sall, c'est le lion de Dakar day dem ba jeex du maye dara. Barthélémy Diaz xam nga lan moo ko sonal ci politique moom daf ci boole ngor ak jom. te loolu amatul ci politique. te politique moom xam na ko xam na fi muy teg tànkam waaw xam na politique bu baax. bu fekkente ne nag tabaat nañ ko fële ci assemblée nationale. mais bu toogaatee assemblée nationale day changé parce que gis nga ko bi premier ministre demee assemblée nationale xam nga ku amul fit doo def loolu. mën na jël xeex bi moom kese xeex ko te daf koy xeex te xeex bi mu entamé nii sax. heureusement am nañu ko ci jàppale. ci wàllum liggéey nag jàpp nañ ne nekk na nit ku am rigueur ci li muy def. du la may dara il est rigoureux ci côté professionnel bañkat la kenn du ko yeb liggéey la xam ci population bi la nekk. il aide tout le monde il est super côté social je la connais Barth il peut même avoir 100 000 francs CFA si je vais lui demander il te donne tous les 100 000 francs. maire socialiste Barthélémy Diaz nekk nag ci ñetteelu position ci liste département de Dakar bu coalition Manko Taxawu Sénégal. Alassane Ba sénégalais yi itam am nañu seen xalaat ci bile campagne Cheikh Omar Cissé moom nag ñëwkat la daje nañu ak moom lu mu bëgg ci législature bu bees bi moo di daal bu ñu tabbee ay député ba ñu dem ci assemblée nationale ñu dem ci ñàkkum kaaraange gu metti nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci dëkk bi waaye itam taxaw bu baax a baax ñi ci abi féetee ginnaaw fexe ba bu ñu génnee moom ay programme yu mucc ayib yu leen di xaar Maimouna Ndiaye daje na ak moom. ñu fekk ko mu toog ci banc bi féete ci mbedd mi janoog bâtiment yi nga xam ni liggéeyam fi la aaju courtier bi nga xam ni mécanicien la woon moom mi ngi xool bu baax li jëm ci campagne palum député yi li ko gën a soxal moom Cheikhna Omar Cissé mooy ana nan lañu mën a dekkalaat peine de mort. li ma bëgg mooy ñu taxawal peine de mort boo xam ne suñ koy waxee ñun suñu mbiru bopp lañ koy taxawale duñ ko ànd sax Union Afrique ñun suñu mbiru bopp la ñuy taxawal. dinañ mën a régler situation dëkk bi situation xale yi ndax xale yi amuñu liggéey te ñu ngi ut doole ñii ngi ci làmb ji di ut doole ca doole doxul jàmm. bu weesoo kaaraange gi courtier bi li mu gis mooy ñu indi saafara ci nit ñi nga xam ne ñu ngi fees dell ci kaso yi. ñu woote fa. maanaam lu jëm ci wàllu friché yi ñi ñuy jàpp ci kaso yi fees na fees boo xam ne ñi ñuy jàpp ci kaso yi ñu yóbbu leen ci àll ba daggal leen lakk boo xam ne dañuy jël gendarme yi wala ñu jël militaires yi ñu dem garder leen foofu ñu defoon ay cabane yoo xam ne dañuy liggéey ci li ñuy liggéey ci li ñuy dund ci li ñuy def lépp. bu fekkee lu aaju la ci parti politique yi nga xam ni nee nañu seen lim jéggi na dayoo moom mécanicien bi woon yi la tegtal lay joxe. lu jëm ci parti mënoon nañu def parti ku jiite parti rek avant ngay développer sa parti na nga doon koo xam ne da ngay am projet boo xam ne lu ma 2000 personnes dana ci liggéey wala 3000 personnes dana ci liggéey ñu mu leer ne ci dëkk bi yaa ngi liggéeylu ay nit kooku nag su boobaa mën na jiite parti waaye ku jiitu ku deful ci dëkk bi dara amoo la benn projet waroo taxawal parti. ay projet ngir suqali réew mi Cheikhna Omar Cissé nee na loolu la ñuy xaar ci député yi borom kër bi nee na assemblée bi fi mu toll nii war na soppeeku bu baax. Maimouna Ndiaye ñu gis ci campagne bi nag am na ñoo xamante ne dañuy weccante ay kàddu yu ñagas yu tegginewul loole nag jàpp maître Mbaye Jacques Ndiaye jàpp na ni ne loi am na lu mu ci prévoir ba tax na mi ngi xamal ñooñu ne képp koo xamante ne sosal nga ci sa morom yoon mën naa dal sa kaw moom maître Mbaye Jacques Ndiaye dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Chérif Dia.
xam nga politiciens yi fii Sénégal dañu yaakaar ne boo nekkee campagne électorale bu la neexee nga saaga bu la neexee nga xaste déedéet parce que yoon mayu leen ko ndax koo saaga mun na la yóbbu tribunal koo xas wax ko wax ju ñaaw mun na la yóbbu tribunal te su fekkente ne dañ nekk période boo xam ne ni campagne électorale la bés bi nga xamante ne nii si lañ la def ñaaw def gu mel noonu bés boobu mun nga saisir tribunal bi donc délai yi nga xam ne nii moom la loi wax ne ñaar fukki fan ak benn ngay xaar diiru ñaar fukki fan ak benn moom ngay xaar pour yóbbu nit ki tribunal fii 24 heures la benn fan dong lañ la may. loi bi aussi muy article 625 code de procédure pénale dafa wax su fekkee dañ la saaga wala ñu xas la ci campagne électorale nit ki su fekkee nekk ñu ci campagne électorale bu ko neexee mu ñëw firndeel ne li mu wax dëgg la mais bu dee campagne électorale duñ la ko may. non seulement dañuy wàññi délai bi mais duñ la may nga naan dëgg la wala lu dëgg dañ lay condamné. fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi mbokk yi jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi fi lekk simili yu néew Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew xibaar yi ci français lay doon ñu leen di ñaanal guddi jàmm ak programme bu Télé Futurs Médias.